bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala rasulina muhammad ibni abdillah muhammadin salallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah mbokki groupe Arrahma nu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal xaq seen mbokk Oustaz Cheikh Gueye moom moo leen di nuyu nekk fii ci Kër Moussa macha allahu taala di leen jéggalu bu baax doon ñëw ci émission bi nga xam ne sunu mbokk taxawee woon na ko bis ni tey di Oustaz Mouhamed Lawsan ci dalal gi nga xamante ni dalaloon na ko sunu mbokk macha allah Ibrahima Silla di docteur bu nekk fële ci Fann di liggéey ci lépp lu jëm ci wàllu feebaru baat incha allahu taala moom lañu bëgg a dalal tey noonu Oustaz Cheikh Gueye ñoo ko bëgg a dalal pour continuer ay laaj yi nga xamante ni jëm na ci wàllu feebaru baat ak li ko wër ba nga xamante ni ku nekk ci ñun macha allah dina ci mën a amee xam-xam bu mu dolli ko ci xam-xamam wala xam-xam bu mu xamee ci laaj yooyu ak tontu yooyu incha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral ko te dëgëral ñu ba li ñu ci am yéene yàlla subhanahu wa taala mottali ko bu ko defee incha allahu taala xam naa docteur ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di la dalal macha allah ci sa kërug bopp gi nga xamante ni moom mooy groupe Arrahma bi nga xamante ni dafa jug ngir liggéey ci biir askanu Sénégal ci bépp fànn boo xamante ni nit ñi am nañ ci aajo pour xam ko moo xam ci wàllu diine la wala ci wàllu médecine wala ci lu mën a doon bu ko defee xam naa bu fekkee ne yaa ngi ci ligne bi incha allah ñu ngi lay dalal di la wax tafaddal mashkura bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Oustaz Cheikh Gueye ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di ñaan yàlla mu yombalal leen liggéey bi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre si waxtaan bi di nuyu waale Mouhamed Lawsan pare nañ daal pour déglu laaj yi jëm ci andi ay tontu suñu kéemtalaay kattan donc su fekkee am na laaj yoo xam ne jot nañ koo dajale mën nañ ñu koo gaaral su amul tamit ñu jéem a ubbee tuuti lu jëm si wàllu waxtaan tuuti incha allah ok ñu xaar. wa alhamdulilahi rabbil alamin docteur Silla macha allah barakallahu fiika wa ahsan allahu ilayk waa xam naa am nañ fi ay laaj yoo xamante ni bëggoon nañ ko seq ak yow ci laaj yooyu tënk nañ ko ci juróomi laaj macha allahu taala incha allah dinañ ci ñëw point par point laaj bi jiitu moom mooy naka wala lan mooy li nga xamante ni moo jokkale wax ak baat yaakaar naa keroog am na loo ci leeraloon waaye bëgg nañ koy jaaraat ci tamit gën ñu ko leeralal incha allahu taala loolu mooy première laaj bi maanaam lan moo jokkale relation bi dox ci diggante baatu nit ki ak làmmeñ bi muy waxe relation bi maanaam li jokkale loolu incha allah loolu bëggoon nañu xam naa ay leeralaat tuuti dafa mel ni keroog laaloon nga ko waaye nga gën ko leeralaat daw na gën a am solo daal incha allahu taala. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz maa ngi lay jaajëfal si laaj boobu effectivement bii passé jotoon nañ ci laal tuuti ndax wax bu ñuy wax mën nañ wax ni si corde vocale yi lay jóge maanaam si biir put bi dafa am benn cër bu ñuy wax larynx cër boobu dafa am ñaari fonction yu mag benn bi mooy wax bi beneen bi mooy nooyi bi larynx moom ñaari cër ñaari yëpp la ci am léegi li jëm si wàllu wax bi si biir larynx bi dafa am
ay pàcc yu bëri. pàcc bi nga xam ne nag moom moo amee wax bi moom la ñuy wax les cordes vocales maanaam corde mooy buum vocal mooy lu jëm ci wàllu wax maanaam buum yoo xam ne moo nekk ci baat bi lu tax ñu mën a wax. corde vocale yooyu nag fu mu féetoo ci larynx bi nooy bi nga xam ne moom la ñuy nooy gannaaw su jaaree ci bakken bi wala mu jaar ci gémmiñ bi foofu lay jaaree pour wàcc ci dënn bi. léegi nag nit ki suy wax bi fu muy déparé mooy daanaka ci dënd bi maanaam ngelaw bi nga xam ne moom mooy jóge ci dënd bi doole boobu muy ñëwee moom mooy def lu ñuy wax ay vibration maanaam dafay mel ni day yëngal buum yooyu nga xam ne moom mooy cordes vocales yi buum yooyu nag suñu yëngatoo dañuy laalante ñoom ñaar laalante boobu moom mooy andi lu ñuy wax production de la parole maanaam baat bu formé wu baat bi génn baat boobu tamit su génnee loolu rek taxul wax mën a nekk maanaam su génnee day ñëw bu ci gémmiñ bi lu jëm ci wàllu gémmiñ bi nag la ñu tuddee daanaka le résonateur maanaam dafa mel ni benn pièce la boo xam ne soo sàndee wax pièce boobu moom mooy soppali wax bi ba def ko loo xam ne mën nañ koo dégg dafa mel nit ki rek sooy wax ci mbedd bi wala ngay wax ci pièce bu tëju wala ngay wax foo xam ne dafa am ndox wala ngay wax foo xam ne dafa am en tout cas yeneen atmosphère bu fa nekk wax bi day changer en fonction place bi nga nekk wax bi day changer donc li ci wàllu gémmiñ bi làmmiñ beeg ak yooyu ñoom seen rôle mooy changer wax bi jóge ci cordes vocales yi waaw ñoom genre modulation rek la ñuy def mais baat bi dëggantaan ci cordes vocales bi lay jóge maintenant nit ki nag su fekkee ci biir gémmiñ bi dafa am lu dagg ci làmmiñ bi wax bi dina soppaleeku wala koo xam ne dafa manqué la ay bëñ loolu tamit dina soppi wax bi kazalik su amee yeneen façon feebar yoo xam ne dafa ñëw nekk ci biir gémmiñ bi dafay am lu muy soppi ci wax bi donc daal ci tënk noonu lañ ko mën a tënkee maanaam ngelaw bi jóge ci dënd bi moom mooy yëngal buum yi génnee wax bi su àggee ci gémmiñ bi nag en fonction état bu mu fay fekk moom moo koy mooñaale léeg-léeg nga gis koo xam ne su am benn xeetu feebar ñu naan dafa nos comme su fekkee bakkan bi dafa am feebar wala li jëm ci wàllu gémmiñ bi wax bi xaw nos wala wax bi changé ndax dafa soj mais voilà loolu daal moo koy andi ci tënk xam naa li ñuy wax noonu nag des fois du dégg bi dina xaw a jafe su fekkee jàngaloo lu jëm ci wàllu baatu nit nu mu bindoowe xam naa dina de temps en temps jéem a envoyé ay images yoo xam ne dina tax nit ñi mën a xam lu ñuy wax lu mu doon xool à peu près cër yu nekk ci baat bi comme ça suñ ci tuddee benn nit ñi mën a xool ci image yi pour am lu ñu mën a fu ñu mën a jàpp. macha allahu taala docteur barakallahu fiik waaw leeral boobu am na solo lool dafa mel ni comme ni mu ko waxee leeraloon nga keroog waaye jaaraat ci nafaraat ko macha allah lañ ci jublu woon mooy nafaraat li nga xamante ni moom mooy wàllu wax ci boppam ni nga ko waxee ci larynx bi ak les cordes vocales bi macha allah yooyu moom xam naa ne ñun moom faaw ngeen comprendre parce que dañuy ay donge daara yoo xam naa ne macha allah mu ngi noonu waaw macha allah kon deuxième question bi moom moo di dañuy laajte lan mooy feebar ndax feebar waa dañuy laajte ndax feebar mën naa jóge ci baat ndem dem na ba baat bi am feebar ndax feebar boobu léeg-léeg mën naa tuxu ba àgg ci xolu nit ki wala mu àgg ci biiram wala déet waaw ak ci bépp xeetu feebar bu mu mën a doon ndax mën naa tuxoo ci baat bi dem ci xol bi ba àgg ci biiru nit ki loolu daal ab laaj la woon macha allah wala ndax moom feebaru baat moom mënta tuxu ba àgg ci xolu nit yu demee noonu incha allah loolu moo doon deuxième question bi nga xamante ni doon nañ ko laaj. barakallahu fiik oustaz ñaari xeetu feebar ñooy faral di toxu maanaam juddoo ci benn place après nga fekk ko mu nekk beneen place benn bi feebaru infection la maanaam doomu jàngoro boo xam ne dafa dugg ci nit mu nekk virus
wala mu nekk bactérie wala mu nekk champignon yu mel noonu parasite moom mën nga ko fekk benn place feebar bi di màgg continuer ba mu taxu dem feneen maanaam mën na départ ci put bi comme infection boo xam ne ci put bi la déparé su fekkee fajuñu ko mu taxu wàcc ci dënn bi bon beneen ñaareelu xeetu feebar bu mën a taxu juddoo ci place àgg feneen mooy feebaru cancer loolu moom dinay faral di am maanaam feebaru cancer bu nekk ci pharynx bi wala mu nekk ci maanaam ci wàllu lekkukaay bi wala mu nekk ci noyyukaay bi mooy larynx bi moom mën na toxu wàcc ci dënd bi maanaam ci poumon yi moo tax souvent façon feebar yu mel noonu balaa ñu leen di faj dañ leen di defal scanner boo xam ne day xool place bi feebar bi juddoo waaye dañuy def scanner tamit ci dënd bi léeg-léeg sax ñu wàcc ci biir bi pour xool ndax feebar bi wàccul àggu foofu ndax su fekkee feebar bi àgg na foofu faj bi dafay changer waaw su fekkoon feebar bi dafa yem benn place rek nga naroon ko opérer su boobaa da ngay opérer rek fu feebar bi nekk mais su fekkee xas na bu taxu moom léeg-léeg opération bi dootul am njëriñ donc si ñaari cas de figure yàlla ëpp ngay gisee feebar boo xam ne day mën na juddoo si put nga fekkaat ko si dënn bi wala ci feneen. alhamdulilah macha allah docteur Sylla macha allah tontu bi leer na lool macha allah léegi kon suñu troisième laaj moom moo di ndax am na ay màndarga yu mën a feeñ ci xale boo xam dafa toll ci jàng wax wala mu toll ci jàng ay màndarga yu ñu mën a xame ci moom ni kat moom feebaru baat mu ngi koy commencé yoot ci maanaam wax juy dagg wala wax ju ñàkk leer wala yu mel noonu ndax loolu mën nay am ay màndarga yoo xamante ni danay def ay signe léeg-léeg ci xale ba nga mën a xam ni kat xale bi làmbañam dafa nar a dotom wala dafa narta leer yooyu incha allah xam naa ne bëggoon nañ ko ci dimbali tuuti daal maanaam xale su commencé wax wala mu toll ci jàng ndax am na ay màndarga yuy wane ni moom làmbañam dafa commencé damm ba wax ji nga xamante ni moom la war a wax du àgg wala dafay dagg lu mel noonu ndax danay feeñ léeg-léeg ci xale yi wala déet barakallahu fiik alhamdulilah léegi lu jëm si wàllu xale effectivement xam naa yéen mi nekk sëriñ daara léeg-léeg di ngeen am seetlu lu jëm si wàllu yu mel noonu ndax di gis xale boo xam ne effectivement léeg-léeg wax ji mën naa bañ a leer wala baat bi mel ni lu dee wala mu mel ni du xaw a nos donc loolu léeg-léeg su amee mën na nekk mu am feebar boo xam ne xale bi da ko àndaale benn mën na am yenn yoo xam ne si wàllu feebaru neurologique lay doon boo xam ne si bopp bi la soit yaay ji bu muy mat maanaam matu bu metti ba finalement xale bi am lu ñuy wax souffrance fœtale loolu su amee léeg-léeg day am retentissement si wàllu benn neexaayu xel bi waaye aussi mën na ko entraîner ay retard si wàllu waxin wax si wàllu wax donc loolu benn possibilité la beneen possibilité mooy malformation yoo xam ne mën na am si corde vocale yi comme buum ñuy tudd sànq léeg-léeg di nga gis malformation yoo xam ne buum yi dafay am benn genre voile laa ko mën a tuddee comme benn genre tissu bu dox si diggante ñoom ñaar ba ñaari cat yi duñu mën a laalante bu baax donc loolu mën na entraîner ay baat yu dee wala mu nekk feebar yoo xam ne si bakkan bi lay doon wala si biir gémmiñ bi lu ñu maanaam ñu wax palais bi mu xar xam ne dañuy juddoo malformation boo xam ne day tax wax bi dafay mel ni lu nos yeneen possibilité yi mooy comme ay frein de langue mooy ñi nga xam ne léegi da ngaa dégg ñu naan xale bi kenn daggul làmmiñ bi si suuf loolu sax nekkul ñu xale yëpp lañ koy defaral mais di nga xam dañuy juddoo ak malformation si suufu làmmiñ bi mu am benn genre benn frein bu fa nekk boo xam ne day téye làmmiñ bi baax làmmiñ bi du mën a génn bu baax
loolu dina tax làmmiñ bi aussi mu taq. donc yooyu su fekkee dañ ko yéex a faj mën na entraîner retentissement si wax bi. beneen bi mooy xale bi su fekkee dafa am feebaru dënd lu mel ni asthme, surtout su fekkee asthme boo xam ne daf koo sonnoon, maanaam kattan bu mu waroon am ngelaw bi jóge ci dënd bi di ñëw ci corde vocale yi pour vibrer loo ko dafay néew. loolu su amee aussi dina am retentissement ci wax bi. beneen bi nga xam ne aussi moo ci gën a am solo mooy dégg-dégg, maanaam xale si balaa nga naan wax day fekk nga dégg. donc léeg-léeg am na xale yoo xam ne seen retardu wax mi ngi dépare ci ñàkk dégg wala ñàkk dégg bu leer. donc loolu il faut ñu mën koo seetlu. xale boo xam ne wax bi dafay yéex wala muy yéex a wax léeg-léeg mën na fekk ñàkk dégg moo tax, wala dégg bu ñàkk leer. donc yooyu yëpp dañ koy gëstu pour xam ban mooy cause bi, comme ça ñu mën ko saafara. macha allahu taala cheikhana docteur macha allahu taala yal na yàlla sàmm la gën a leeral xam-xam bi. kon daal dafa mel ni xale moom dapt ay mbiram yombut, ndax comme yooyu yëpp mën na cee aju ba tax làmmañam du mën a leer. xam naa ni loolu ab liggéey lay laaj bu yaatu ak seetlu gu yaatu. macha allah yal na yàlla fay la. aywa léegi sunu beneen question moom moo di dañuy laajte ndax gémmiñu doomu aadama feebar mën na ci jóge ba àgg ci putu nit ki ba tax mu def ci effet boo xamante ni wax ji dam waroon a feeñee ak ni mu waroon a foore ak ni mu waroon a amee doole dootu ko mën a am te fekk boobu loolu ci gémmiñ gi la bàyyi ko. ak yooyu yan xeet lay mën a doon daal incha allahu taala. alhamdulilah. comme niñ ko waxee sànq, gémmiñ dafa nekk lu ñu tuddee résonateur, dafa bokk si lu ñu tuddee résonateur. maanaam wax bi su jógee si put bi si corde vocale yi ñëw, lu mu fay fekk ci gémmiñ bi loolu moom mooy mooñ kàddu gi pour mën koo génnee ba kàddu gi mën a leer. donc effectivement su fekkee am na feebar bu nekk ci gémmiñ bi dina tax lu mu soppi ci wax bi. maanaam su nit ki am na nit ki ñu gaañ la rek ñu dóor ko ci gémmiñ rek mu am lu mu gaañu ci biir, loolu dina am lu mu soppi ci wax ci. wala su fekkee dañ ko defal opération ci gémmiñ bi lu mel ni comme opération amygdale, loolu ci fan yi nga xam ne moom moo topp opération bi wax bi dina am lu ci changé, ndax ni muy bëgg jëfandikoo éléments yi nga xam ne mën a ci gémmiñ bi yu tax wax bi di mën a moduler ko ñu mën a def, dina am lu ci soppaleeku. donc rawatina mu am ci biir gémmiñ bi góom wala donj lu mel ni ay feebaru cancer boo xam ne dafa laal làmmiñ bi wala mu laal ci biir lex bi wala mu laal ci làmmiñ bu ndaw bi wala mu laal ci amygdale yi. voilà donc yooyu yëpp daal bépp bu ci am rek mën na am retentissement li jëm ci wàllu kàddu gi. li xeetu malformation la bu ñuy wax palmure-laryngé. maanaam soo xoolee diggante corde vocale yi mooy buum yi dafa am dara lu dox seen diggante mu mel ni benn tissu boolal si diggante ñoom ñaar. donc loolu su amee day entraîner baat bu dee boo xam ne tant que teggeekuwul baat bi du mës a leer. alhamdulilah macha allahu taala docteur barakallahu fiik wa ahsanallahu ilayk. leerale am na solo lool ci comme gémmiñ moom léeg-léeg mën naa am lu ñëw ci moom ba àgg ci put bi ba tax wax ji am benn diggante boo xam ne na mu waroon a leere dootul leeral. macha allah loolu am na solo lool. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla fay la. xam naa dañuy bañ a guddal, waxtu waa ngi guddi, foofu la ñuy yemale incha allahu taala laaj yi di taataan nag incha allah laaj yi ñi nga xam ñu ngi ci biir groupe du ñàkk mos ñu am ci ay laaj yoo xamante ni ñun àgguñu ci macha allah. bu ko defee nañ bàyyi mbokki ak ligne bi ci groupe Arahma macha allahu taala. di jaajëfal docteur bu baax a baax a baax. alhamdulilah kon xam naa ni ñu ko waxee rek dañuy bàyyi
mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ci groupe Arahma képp koo xamante ni am nga question boo war a laaj docteur Sylla Ibrahima Sylla macha allah nga laaj ko moom it bu amee dara loo xam ne mën na ko leeralaat incha allah lu gën a leer xam naa dañuy sàmmanteeg waxtu yi nga xam ngi bëgg a guddi moo tax laaj yi dañ koy yemale foofu incha allahu taala ginnaaw loolu tamit xam naa lien bi nga envoyé ni maa ngi ko doon xool léegi waaye ay leeral mat na ci am ndax kat li nga wax léegi xam naa xeetu xam-xam bi moom képp koo xam ne jànguloo ko pour nga mën ci comprendre li ñuy wax du yomb lool waaye xam naa incha allah ni nga ko envoyé noonu doon na jar léeg-léeg bu dul tey sax incha allah saa soo amee jot nga dugg ci groupe bi bu ci nekk nga jël ñu ko par point leeral ñu ko dana nekk lu am solo lool ndax lii xam-xam la boo xamante ni bu tumuranke la nag nga gis ñu koy waxtaane te lu am solo la ngir di ko waxtaane rawatina lépp loo xamante ni dafay aju ci wàllu wax ndax wax ju ñàkk a leer moom danay faral di lëndëmal yoonu nit ndax wax ju ñàkk àgg wala wax ju ñàkk a leer wala nopp yi ñàkk dégg dégginu gaaw ko ni nga ko waxee léegi kon bu ko defee xeeti feebar yi macha allah lu am solo la di ko jàngat ngir jullit ñi seen bopp wala ngir nit ñi sax ci seen bopp ñëpp bi si faama rek ñu mën ci jëriñoo ba mën a moytundiku lépp loo xamante ni feebar la bu leen di jural loolu ñu mën ko moytundiku incha allahu taala bu ko defee ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla fay la temps bi nga jël def ko ci groupe bi ak xam-xam bi nga xam ne génne na ko yàlla subhanahu wa taala fay la ko yàlla bu ko yàlla neenal ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am mbégte bu baax nag di jéggalu yi tamit bu baax a baax macha allahu taala di wax mbokk yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wante maa ngi kontaan trop si participation si seen waxtaan bi xam naa ni effectivement li ay junj la rek ndax ay xam-xam yu bëri la yoo xam ne ke mënu koo tënk si ay jotaay yu gàtte yu mel nii maanaam ni dañuy ubbee rek ku nekk di si gën a mën a xalaat di si bàyyi xel comme ça su fekkee am na yeneen laaj yoo xam ne dañ ko gaaral ñu xool niñ ci mën a sottantalee xalaat barakallahu fiikum. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. groupe Arahma ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñëpp seen mbokk Abdou Sow ñu ngi ziar ñëpp Cheikh Gueye ñu ngi lay ziar di ziar oustaz di ziar docteur Sylla di ko jaajëfal bu baax a baax di am mbégte daal bu baax a baax déglu ko ndax am na waxtaan yu am solo daal yoo xam ne waxtaanal nañu ko ci kàttanu yàlla macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di am mbégte xam naa nag bala wax jee gudd ñu indi suñu ay question docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ziar di indi suñu benn question nag ci audio bu gàtt rek dañu gis muuma maanaam nit ku muuma quoi est-ce que loolu mën nañu xam lan moo koy waral quoi ndax xam-xam yegg na ci daal mën a découvrir mën a xam ko lan moo waral nit juddu du mën a wax. waaw ba ci desit mooy lu tax docteur yi wala bokk xam-xam eggagul ci mën a faj koo xam ne dafa muuma ba mu mën a wax. bu fekkee loolu amagul boo fekkee parce que peut-être sama gëstu moo yeggagul ci ne ci gis maanaam koo xam ne dafa juddu muuma ñu faj ko ba mu wér maanaam koo xam ne dafa juddu waale laago boobu di muuma ñu faj ko ba mu wér bu fekkee loolu am na nga leer lañu foofu. waaw dañuy bañ audio bi gudd moo tax ñu koy dagg ni mais ci même laaj bi presque lañ nekk rek dañu gis en général nit ko aussi koo xam ne dafa muuma en général du dégg en même temps du dégg
waaw ñu bëri daal ñu bëri bokk ñoo xam ne man gis naa dañu muuma mais en même temps duñ dégg lan mooy nan nga ñuy mën expliquer loolu daal muy xam lan mooy rapportu dégg-dégg bi ak wax ci daal. beneen question aussi ñu ñëwaat waaw ci beneen question aussi xam naa wax bi dafa soxal bépp feebar boo xam ne dafa aju ci wàllu put comme ni ko ngeen commencé woon ko yow ak Mouhamed Lawson Cheikh gi eggale ko wala ngeen ñëw ci yow ak Cheikh gi ba toll ci fii incha allah ndax xam naa ne jàpp nañ ne des nga ci loo xam ne war nga ñu ko mën a wax incha allah xëy na nga ñëw ci ñun ci yeneen i jataay mais dama gis ne ci feebar bi ci li ngeen fi ngeen ci yem mooy diggante dégg ak wax ma gis ne kanam ñetti cër da cee nekk ci mooy diggante wax ji maanaam làmmiñ gémmiñ gu bokk ak bakkan ak bët te mel ne laal nga tuuti ci wàllu bakkan laal nga itam tuuti ci wàllu gémmiñ est-ce que bët aussi amul rapport ak yooyu daal est-ce que tamit maanaam su feebar yooyu amee ndax mënul kii daal mënul laalaale bët daal maanaam ci gàttal wala ban feebar moo war a mën a laal put ba laalaale bët ndax am na wala ban feebar moo war a mën a laal diggante gémmiñ ak nopp waaw nopp la fàtte woon na tudd dégg-dégg ba laalaale bët daal ci kàttanu yàlla ñetti yi nga xam ne moom la yàlla boole ci kanam daal muy nopp bi ak gémmiñ gi bakkan bi bokk ak gémmiñ gi ak bët ñeent yooyu est-ce que yëpp am rapport wala am na ci boo xam ne amul rapport ak yi ci des ndax gis nañ bët en général yi ci des mën na am problème te fekk mu bokku ci mais parfois aussi mu am problème moom kese te fekk yi ci des bokku ci beneen bi mooy dañu seetlu ci alxuraan fu yàlla tudd ñaare dafay boole ñett yi gumba tëx lu ñuy laaj daal est-ce que am na ñu rapport daal boo xam ne dina leen boole ba bu benn feebar bi ci des war a mën a feebar ñu ngi jégalu audio boobu moom gudd na. alhamdulilah ñu ngi jaajëfal mbokk bi Abdou Sow c'est vrai que maa ngi fàttali ko sax que ba le passé am na ay question yi nga jotoon dugal maa ngi doon waajal pour tontu ko sax ma gis nga dugal yeneen question moo xam naa si yooyu laay commencé doog a ñëw si question yi nga andi tey ba le passé yaa nga doon laaj koo xam ne dafay yeewu suba mu gis ni dafa am tuuti deret bi àndax tuflit bi boobu moom ñaare day fekk ay feebaru ñuy wax ay gingivite maanaam feebar yu am si gencive bi mooy bëñ fu ñu nekk souvent yooyu mooy andi ay xeetu nàcc yu mel noonu bon wala si loolu moom yeneen façon nàcc yu am ci put lu si ëpp si feebaru cancer la donc yooyu du manifesté wu si anam boobu donc koo xam ne daal day faral di yeewu gis mu am tufli bi am deret lu gën mooy mu dem si dentiste mu xoolal ko xëy na feebaru tuñ la am na beneen bi nga laajoon mooy da nga seetlu woon ne ñu bëri si ñu defee opération si wàllu put du réussir bon loolu ça dépend si xeeti feebar yi am na feebar yu am ci put yoo xam ne comme amygdale ngay opérer amul benn problème wala yeneen façon feebar yi ñuy opérer te amul benn problème xëy na yow yi ngay wax te mun na am xamoo lu ci nekk lépp mooy mën na nekk feebaru cancer comme yi mu tudd feebaru hypopharynx moo xam ne day andi jafe-jafe si wàllu lekk bi bon façon yooyu nag lu si ëpp si ñun di yóbbu bloc pour defal leen intervention nekkul pour opérer génne feebar bi dañ leen di yóbbu bloc pour gëstu feebar bi ñuy wax endoscopie am ay jumtukaay ay caméra yu ñu yor pour xool feebar bi xam fan la yem ci moom ñu def biopsie maanaam am lu ñuy coppati si feebar bi pour analyse collaboratoire pour am confirmation ndax cancer la parce que souvent ay feebar cancer lay doon
feebar boobu nag day andi gàllankoor ci lekk bi donc su fekkee am na gàllankoor ci lekk bi souvent dañuy placer nit ki raakool ci biir bi mu ciy lekkee su fekkee dafa andi gàllankoor ci nooy bi ñu defal ko benn raakool ci put bi pour nooy bi bon souvent ñooñu nag seen pronostic lu ñuy wax pronostic mooy pour si ñu am chance wu ñu wér si seen feebar dafay faible xam naa si yooyu ngay faral di tomber moo tax ñu yaakaar ne échec la fekk du échec dëggantaan dafay fekk rek feebar bi moo toll foo xam ni non seulement kenn mënu ko woon opérer te seen faj bi dafay metti souvent ay chimiothérapie lay radiothérapie bon lu si ëpp daal ñi am feebar yu mel noonu daanaka seen survie du néew na lu muy wees juróomi at donc yaakaar naa façon cas yooyu xëy na si nga tombé. waaw docteur ñi ngi lay jégalu nag bu baax a baax ci téye bi ñu lay téye ci ligne bi ñu ngi jël sa temps tuuti xam naa ñi ngi indiwaat beneen laaj rek par rapport ak ci lu jëm ci wàllu xale parce que dañuy gis xale parfois nga gis ay xale yoo xam ne dañuy teel a wax bu ñu nekkee ndaw bu ñu toll ci période wax dañuy teel a wax nga gis ñoo xam ne dañuy yéex a wax nga gis ñaari xale yu maase kenn ki mën a wax teel a wax keneen ki yéex a wax loolu dama koy faral di gis parfois nag ñu ne ku jigéen damay seetlu aussi li may seetlu man ci ku jigéen mooy njëkk maanaam ñaari xale bu ñu maasee ku jigéen ki mooy njëkk a wax ku góor ki waaw loolu dama koy faral di seetlu man am na ñaari doom yoo xam ne ñoo maase kenn ki sama doom mag la ñoo maase mais ku jigéen ngay njëkk a wax ku góor kii quoi. beneen question bi moo nekkoon lu jëm si wàllu lekk bi comme xale yi nga xam ne dañuy am lu ñuy wond ci put bi nga laajtoon mag yi su fekkee mag la man naka la war def pour aar ci boppam bon lu ñuy rencontrer pour mag yi moom souvent ay yax lay doon nga xam ne day lekk ceeb mu wond yax bi mu càng ci put bi loolu moo ëpp si lu ñuy rencontrer si xeetu ko étranger si mag donc loolu pour moytu ko moom mooy gën a am def attention rek nit ki sooy lekk li ngay tibb nga seetantal ko bu baax soo yooyu tamit ngay def attention parce que fekkee déjà yaa ngi lekk di waxtaan loolu day wàññi sa attention lu jëm si wàllu lekk bi donc facilement mën nga jàllale loo xam ne soo ko bàyyi woon xel doo ko jàllale donc mag yi moom loolu rek lañ leen di jox comme conseil ñu def attention si lu ñuy lekk. na question bi nga andi tey yi si ëpp mi ngi jëmee ci wàllu ñoo xam ne dañoo muuma soo seetloo alxuraan sax andi na baat bi summun bukmun maanaam ñoo xam ne duñu dégg duñu wax soo xoolee si wàllu tubaab souvent ñaari kàddu yi dañ koy boole surdité waaw si yooyu si daanaka si même si wolof sax ñaari baati souvent dañ koy boole te lu leen lëkkale mooy li ma wax sànq si njalbeen bi souvent luy andi ñàkk wax bi ñàkk dégg moo ko jiitu waaw parce que jàng moom wax la rek jàng la plutôt waaw wax nit ki daf koy jàng lu muy dégg loolu lay répété moo tax xale léegi soo koy jàng sax nga naan ne waxal papa mu wax wala waxal mama mu wax wala mu am baat yu mu dégg nga naan kii fan la ko déggee mais lu mu dégg loolu lay répété donc wax apprentissage la donc su fekkee nit ki mi ngi dégg boobu moom mooy tax muy mën a wax mais su fekkee du dégg ak nit ñi lu ñu mënti wax lu tax mu mën a am lu mu répété ndax amul dara lu mu dégg donc ñàkk wax bi ñàkk dégg moom moo koy andi ñàkk wax boobu nag suñ ko bëggee gëstu am na ay anam yoo xam ne si lañ ciy gëstoo déjà am na ay examen bu ñuy wax audiogramme nga xam ne dañuy xool nit ki dégg-dégg bi fan dañ koy jéem a natt ak ay benn appareil boo xam ne dañuy envoyé ay son ci nopp bi pour xool dégg-dégg bi nu mu toll moo su fekkee xale la am na beneen façon lu ñuy tuddee audiogramme comportemental ba léegi rek pour xam dégg-déggam nu mu toll loolu mooy jubluwaay bi
su fekkee seetlu nañ effectivement déggul léegi ñu dem gëstu nag pour xool appareil yu nopp bi maanaam si biir nopp dafa am ñetti pàcc oreille externe mooy pàcc bu njëkk bi mooy moom la ñuy couvert bu ñuy gis ak pax bi bu ñuy wax oreille moyenne mooy tympan bi ak yenn yax yu nekk foofu ak ñetteelu pàcc bi ñuy wax oreille interne oreille interne boobu nag foofu la son bu ñuy dégg lay si lay soppaleeku nekk benn signal électrique bi dem ci cerveau bi donc en général appareil boobu la ñuy gëstu pour xool ndax baax na wala baaxul suñ ko gëstoo nag ba xam ni appareil bi baax na xam ni ñàkk dégg bi xëy nit ki soit daf ko judduwaale wala mu nekk feebar comme feebaru méningite léegi dina koy def wala feebaru tuberculose garab yi nga xam moom ngay naan mën a yàq appareil nopp bi appareil boobu daal su fekkee yàqu-yàquwam sorewul maanaam yu ay scanner moo koy wane dina tax ñu xam ne lii kat mën nañ koo faj mais souvent faj boobu dafa xaw a jafe ay xeetu opération la ay implant ay appareils yoo xam ne dañ koy dugal ci biir nopp bi pour stimuler nerf bi nga xam ne moom mooy transformer dégg-dégg bi yóbbu ko ci cerveau bi mën ko analyser loolu nag si at yi passé amuloon fi Sénégal façon feebar loolu ko daan am soo ko bëggee woon faj il faut nga dem bitim réew nga faj ko mais léegi faj bi am na fi mais lu ciy gàllankoor mooy dafa cher maanaam nit ki su ko doon bëgg a opérer dina fay lu toll 10 millions pour ñu mën ko placer appareil boo xam ne si biir nopp bi lay doon buy tax mu mën a dégg boobu nag mooy cas yoo xam ne nit ñi dañu am soit ñàkk dégg boo xam ne daf ko judduwaale te appareil yu nopp bi yàquwul carrément wala kaawu méningite wala kaawu tuberculose boo xam ne dafa naan garab bu yàq noppam donc bokkul nag ak ñi nga xam ne seen tympan moo bënd ak yooyu yeneen cas la donc bokkul ak cas boobu en général rapport yi mën a am diggante nopp bakken put ak bët bi soo xoolee ni ñu jegantoo seen biir loolu la mën a feebar mënoo taxu benn place jëm ci beneen donc yombul feebar bu jógee si nopp taxu dem ci bët bi ndax dañoo war a sorante ñoom ñaar par contre feebar yoo xam ne dafa nekk si sinus yi mooy sinus moom ay pax la yu nekk si kanam bi yoo xam ne normalement ngelaw moo fay daw donc su fekkee dafa am infection bu fa nekk wala mu am donj bu juddu si sinus yi moo xam cancer wala nen mën nay màgg di màgg ba mujj jàpp ci bët yi loolu moom dinañ koy faral di gis ndax lu rawatina xam sinus dafa am ñetti façon li ñuy wax sinus frontal bu nekk si jë bi wax sinus ethmoïdal mooy nekk si diggante ñaari bët yi ak sinus maxillaire moo nekk si de part et d'autre si bakkan bi donc léeg-léeg feebar yoo xam ne dañoo nekk si sinus frontal bi maanaam si jë bi mën na wàcce si bët bi wala boo xam ne sinus ethmoïdal nga xam ne si diggante ñaari bët yi la féetewoo feebar bu nekk foofu mën nay màgg ba laal ci bët donc loolu daal lañ mën a jàpp ni mooy feebar bu mën a jóge ci sinus yi jëm ci bët yi comme mën na juddoo tamit ci bët yi mu dem ci sinus yi. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu groupe Arahma ñu ngi leen nuyu baax di leen cheikh di nuyu cheikh bi Sylla ñu ngi lay ziar docteur Sylla macha allah leeral am na solo baax macha allah ñu ngi nuyu Abdou Sow ni nuyu Oustaz Cheikh Gueye mi nga xam ne moo doon animé débat bi macha allah am na solo moo naan émission bi kon am na solo baax macha allah ñu ngi nuyu Cheikh Mohamed Lassane nuyu mbokk yi ne ci groupe bi yëpp macha allah émission bi am na solo trop macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu waaw dama amoon ay questions yoo xam ne daal maa ngi ko doon laaj cheikh bi incha allah. bi si jiitu mooy xale bi nga xam ne ni am na lu mat ay at tool fu mu waroon waxee waxul lan moo koy faral di waral ak ndax xale boo xamante ni noppam dafa bënn di génne souvent dët lu bari ndax loolu mën na indi problème parce que mën na ko tee wax beneen ba ci des tamit mooy maanaam lan moo waral xale di dër quoi xale di dër lan moo waral loolu. laaj seex bi ñu ngi ci doon laaj incha allah si kàttanu yàlla ndax souvent dañ gis ñoo xam dañuy dër duñ xam nag dañuy dër ba nga yaakaar sax mënuñu wax dër yi tolloowuñ daal mais bëggoon nañu waral lan moo waral xale di dër daal incha allah. maintenant xale yi en général seen développement li ñuy wax développement psychomoteur loolu moom
souvent ay intervalle la rek. voilà moo xam dañ naan xale bi su amee par exemple 3 mois mu mën a téye bopp bi, su amee 6 mois mu commencé mën a toog, su amee 9 mois mu commencé raam, su amee 1 an mu toog mu taxaw mën a dox plutôt. donc yooyu ay intervalle la di nga gis xale yoo xam ne dinañ ko gën a gaaw a def par rapport à ñeneen. bon su fekkee nag dafa dem ba romb yenn intervalle yi si dañuy doog a wax ni am na retard. waaw donc loolu moom souvent ay seetlu rek loo xam ne xam-xam loolu la wane dafay utile wane ni maanaam si nangam mu xale soo moyenne bi lii la. maintenant si biir moyenne boobu di nga gis ñoo xam ne si lay gën a teel si ñoom ñenn ñi di gën a yéex si ñoom. waaw su yéexee nag ba dépassé yenn stade yi si lañ commencé inquiété wu pour xool ndax feebar la wala leneen. maanaam xale bi nga xamante ni maanaam mu ngi dégg bu baax boo ko woowee turam dina la wuyu mais mënul wax des fois mën na rëccal wax yenn wax mais daal nga xam ne am na lu mat 5 ans te mënul wax lan moo waral lool ak li ñuy wax ne maanaam tey jii am yenn lekk yoo xam ne dañoo wax ne xale buy jéem wax waru koo lekk wala bu koy lekk day yéexal wax mooy lu mel ni banaana ak nen loolu dañ koy faral di dégg moo tax ma doon laaj daal loolu loo ci mën a indi comme leeral incha allah. waaw kay docteur macha allah ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal di rafetlu daal vraiment jataay bi ak ñun gis nañ ni nag xaw na guddi xam naa ñu bañ a jël sa temps lu ëpp daal incha allah xam naa waxtaan yi moom duñ ci doyal moom mais guddi na pour l'instant na bañ a jël sa temps daal incha allah ba yeneen i jamono rek ci kàttanu yàlla ni wolof di wax rek lu jiwoo jeexul jógu fa incha allah yal na yàlla dolli xam-xam bi gën a yaatal xam-xam bi gën a yokk xarañte gi gën a macha allah daal jàppandil mbir yëpp daal incha allah yàlla fay la yiw incha allah daal comme ni nga ñu gindee ci mbir yi daal yàlla gën la ci ginde yow tam ci yeneen i mbir incha allah ba nga mën ñoo gindi incha allah ci yeneen i mbir ci kàttanam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax macha allah te di la ñaanal daal bu baax a baax waa kay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi seen nag suñu mbokk Mbaye Cissé. alhamdulilah ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp tamit si seen participation seen contribution yi ak seen laaj yi xam naa dañuy tënk rek si laaj yi mujj nii lu jëm si wàllu yéex a wax bi parce que tontu nañ ko sànq parce que yéex a wax bi moom su amee lu ñuy ñëkk def mooy gëstu dégg-dégg bi en tout cas si wàllu xam-xam weeral moom noonu lañ koy xoole dañuy jàpp ni xale boo xam ne dafa yéex a wax xëy na ñàkk dégg moo ko yóbbee bon su fekkee nag gëstu nañ wax bi wala ba dégg-dégg bi gis ni dégg-dégg bi amul dara loo xam ne am na ci lu ci manqué ñu xool lu jëm si appareil wax bi ndax amul feebar boo xam ne daf ko judduwaale boobu tamit su fekkee seet nañ ko ba gis ni amul problème bon lu ñu mën a def rek mooy boole ko ak ñuy tuddee orthophoniste maanaam ñooñu dañuy tàggat nit si wàllu wax bon orthophoniste yooyu sax damay même question bi réponse bi la indi si koo xam ne par exemple dafay dër bon parce que dër moom léegi mën naa am koo xam ne daf ko andiwaale wala mu gis rek ko doon def mu toppatoo ko ba far di dër donc loolu lu ciy saafara mooy orthophoniste yi comme genre kinésithérapie rek koo xam ne da nga am jafe-jafe si wàllu yëngal see cër nga dem ñu defal ay massage orthophonie aussi si anam boobu la ñuy yëngatu si wàllu wax maanaam fekk wax boo xam ne day dagg wala du leer wala nit ki am na baat yoo xam ne du ko mën a génnee bu baax su demee si ñoom dinañ ko tàggat ba yooyu nekk ci moom ñu mën koo génnee nànk-nànk si ay séance ñuy def ak moom bon xale boo xam ne nag nopp bi dafay xelli comme dët loolu léeg-léeg su amee loolu infection lay tekki bu am si nopp bi souvent nag day àndax nopp bu bët maanaam tympan bi day bëtt infection yooyu nag su amee dañ ko war a faj léeg-léeg soo ko fajee correctement léeg-léeg mu àndax ay soj yu yàgg nga fajaale soj bi dina mën a dem ba loolu mu wér mais su fekkee bënn boobu wérul il faut ñu opérer ko maanaam pour fatt bënn boobu parce que tant que mi ngi continuer di am bënn si tympan bi
xel bi aussi dinay faral di continuer te mën na ko andil yeneen xeetu complication yu bokkul ak infection ci nopp bi rek, mën na bañ yem ci nopp bi dem ci yuur yi, defal ko ay taab ci bopp bi wala mu def ko méningite ak yu mel noonu. donc yaakaar naa loolu moo nekkoon laaju mujj yi. ñu jaajëfal ñëpp ci seen intervention, xanaa ñu xëy na yemale ko foofu rek ba beneen incha allah. comme Abdou Sow nu ko waxee mi ngi commencé gudde. barakallahu fiikum.